Sénégal lu la bett moo lay mën ne man kat waxoon naa leen la ma xam topp Macky mii nag bëggalam am na leneen lu ko gën ne ku xamul fa nga jëm dellul ca ba ngay mën fi nga jëlee fi nga yam ñun xam nañ ci li nga mën sutura ak ngor lañu xam ndekki añ reer lañu tàmm suñu teraanga ak suñu jàmm boo ko jëlee fu ñu jëm Senghor Diouf ba góor gi wàdd ñoog sëriñ yee musa ànd ginnaaw yàlla ñoo ñuy sàmm yow nga ñëw bëgg leen sànk Macky Sall ñi la tànn taamu nañ pataas bu tàng te deuxième tour ñi tax nga jàll ku ñeegoon baara la sàll yaa ko sombi nan ko naan yaa doon dige sa campagne fuñ la wooyee nee ñu naam ndax loolu mooy indi jàmm yaa wax démb tey nga weddi Sénégal fépp a ngi metti liñ ñu dig am yoo ci teggi tàmbali ngaa fal di folli ñi la bëggoon ñu ngi lay jéppi ñoo ko wax maa la ko yeggee Macky yow nii nga ñu bette suñ yaakaar nii nga ko tase lu yomboon lépp a ngi jafe koom-koom bi gën a suuxe ñàkk gaa ngi gën di waaxu li wër réew mi ba Ndakaaru nga jël nguur def ko ngànnaay biemal ak yi xeexukaay làq doom dóor doomi baay taxuloon ñu jële fi laay xàccoo nag wërsëg waay tombee waral gaaf gu aay daw lakk dugg ci daay bu ñeegoon bàyyi fi baay Macky génnal wër Ndakaaru boroom kër yi ñépp a waaru yalwaankat yi taxawaalu am ñu tàmbale di aalu tàmbali nga fal di folli ñaxtu yi tàmbalee jolli courant baa ngi wéy di coupé koom-koom bi gën a suuxe Macky yow lii nga ñu yéene ndekki tëb añ reere fonde bu dee ñun lii lañ mérité nañ la wooye biram njéeme Macky reewal ndax mu tane bàyyi ñàngal ndax ñu ñeme génnal wax ñu fig ñu jëmee màgg nañ duutuñu gone bul kalu rek bañ ñu faale ñoo la fal kon yow bul fàtte ni yamale askan wi lee wareef la ci justice bi lee duñ nangu nag Sénégal di sonn yow nga wéy di yaataayu mbe asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant dellusiwaat fii ci rajo PDS niñ koy defee dimanche bu jot de 2h du matin à 3h du matin di am mbégte ak kontaante lool di ñëw fii di toogaat di jàkkaarloo ko auditeurs yi ak auditrices yi pour ñu ñëw ñu waxtaane li nga xam ne mooy suñu réew di wax ni nag ñu ngi dugg ci weer boo xamante ni muy di jëm ci li nga xamante ni la kii bi dafay maas muy weeru koor bi di wax ne ñu ngi baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak te xam naa ne bii mooy mujjeelu dimanche avant ñuy dugg ci koor gi te xam naa ne ci semaine bii di ñëw dina fekk koor gi tàmbali di wax ni nag yàlla nañ ci yàlla dugal ci jàmm te ñu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp luñ ci ñaan yàlla nañu ko suñu borom bi may
lépp luñ ci def ci jaamu yàlla yàlla nga suñu borom bi may di wax ni nag maa ngi am kontaante lool di wax ni nag absence bi il faut que muy am ndax dama signé contrat wu jaamur di ko def bu tubaab bi donc il faut que ngeen comprendre aussi man tamit tey dama def effort bu mag pour mën a ñëw ndax xam naa ne aussi am na si ñoo xamante ni sax maa ngi leen di nuyu de passage ñu ngi au Sénégal ñoom franchement gis naa ne ñu ngi suivre émission bi bu baax a baax envoyé nañ ma ay message woo nañ ma téléphone di leen wax rek maa ngi si jàmm ndax jàmm rek mooy umpe mais nag toujours xel mi ak xol bi mi ngi fi combat bi def c'est-à-dire des na loo xamante ni ci kanam bu boobaa dina nekk loo xamante ni dañuy ñëw toujours jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Firawna Sall donc ñun lañu am mission te suñu mission boobu bu lañ ci am dara loo xamante ni lu leen ci jaaxal tey lañ ci gën a suux te tey lañ ci gën a taxaw pour wax ci te tey la ñuy gën a taxaw pour défendre li nga xam ne mooy suñu peuple kon di leen wax loolu contrat boobu la ñuy signé ak yéen taxaw pour défendre suñu peuple loolu mooy li nga xamante ni moo ñu tax a jóg te dinañ ci dem ba jusqu'au bout ba luñ ci am rek ñu xam ne loolu lañ ci yàlla may mais nag duñu toog di croiser les bras di toog di déglu di seetaan bu boobaa def naa ne lu ci mënti am nañ ci part de responsabilité ci ñun ñi kenn ku si nekk nga war a mën a wax nga war a mën a jóg jàppale sa askan te defuloo ko def naa loolu su boo dee sax yàlla safara la war a dugal donc di wax ni loolu laay ubbee di souhaiter mother yëpp happy Mother's Day di wax ni tey la fête des mères di leen ñaanal yaay yi di leen ñaanal yal na leen yàlla may gudd fan ak wér ci kanamu njaboot gi yal nañu yàlla jàppale ci réew mi nga xamante ne moom la ñu nekk ak sunu njaboot yàlla ñu yàlla jàppale te aaru ñu te ñu doon sunu njaboot di wax ni rek ni maa ngi koy souhaiter yaay yëpp happy Mother's Day sëñ Suwaybu Amal maa ngi si studio bi comme ni ma koy defee toujours namoon naa ne sëñ Suwaybu maa ngi lay nuyu. El Hadj maa ngi lay nuyu. Gora maa ngi lay nuyu. kon ma wax rek sëñ Suwaybu maa ngi lay bàyyi parole bi nga dugg. waaw soxna Ndeye kon maa ngi lay nuyu. di wax ne El Hadj maa ngi lay nuyu. sëñ Gora maa ngi lay nuyu. di wax rek salaamaaleykum mbokki sénégalais yi mbokki africain yi ak mbokku jullit yi mbokku chrétien yi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di dellusiwaat ci studio bi rek di santaat yàlla suñu borom bi nu mayaatee kattan nu mën a toogaat fii. di bokk ak yéen li nga xam ne mooy xew ci réew ma. ku ci suñu borom may bis ba dellusi nga nekk ci jàmm tal ko fekk ko rek war ngay sant foo toll. guddeeg bëccëg. surtout nag li nekk nga xam ne liggéeyal yàlla la waaye liggéeyal suñu waa réew la waaye booy liggéeyal sa waa réew yaa ngi liggéeyal yàlla te li ñuy def ni ma ko daan waxee rek toujours moom laa koy wax defuñu ko ngir di ci séentu pay bay employé bi ñuy jox wala poste bu ñuy soxla ëllëg li nu ñor mooy am réew moo xam ne dana stable réew moo xam ne dana mel ni réew mi nu nekk ci royuwaay ci justice ci dal ci jàmm kenn ku nekk mën a gis sa bopp ci réew ma surtout lee fay feeñ mu indi coow lu rëy soxna Ndey waaye nag nu def nan daan def daal di dugg rek ñaanal yàlla sunu way dawlu ji jiital ci Mañang Jaañ ñaanal ko yàlla sama borom xare ko àjjana xare àjjana mboolem jullit yi nga xam ne fekk na leen fa ak ña ko fa fekk ñi ne ci hôpitaux yi yàlla na leen sama borom joxaat wér ñu dellu seen njaboot ñi ne ci kaso yi yàlla na leen sama borom génne ñu delluwaat seen biir njaboot ñi ne ci xat-xat yi di ko doxaale yàlla rek moo mën a saafara yàlla nañ ko saafaraal di wax rek ne ñu yëgal leen nag màggalu Cheikh Souhaïbou mi ngi ñëw juróomi fan ci weeru koor wi la jot nañ ci ay ndigal ci sëñ Ousseynou Diop ak Serigne Moussa Sare ñu wax ne jàngagun nañ juróom fukki kaamil ak ñeent ñu wax ne képp ki nga xam ne man nga ko te alxuraan ne na sa dënn bi di ko mokkal nga ko loo mën a wàccee na nga ko jox Moussa Sare wala nga jox ko Ousseynou Diop wala Boubacar Diallo Serigne Cheikh Sayid dafa joxe ndigal ne lépp luñ ci dajale képp ku ci def sa dërëm nañ dajale dërëm booba yóbbu ko ci kër Serigne Touba gi ñu def ko ci jumaa ji ñuy liggéey ndax Cheikh Souhaïbou kat dara ñoru ko woon lu dul alxuraan liggéey jaamu yàlla ak jàkka ak jumaa kon nee na dërëm bu ci waay mën a joxe nag lu ci waay jox Sare wala nga jox ko Boubacar Diallo wala nga jox ko sëñ Ousseynou Diop wala képp ci bokk daayira bi Cheikh Abdoulaye Cissé Fawceyni
lépp lu fa waay joxe danañ ko dajale yóbbul la ko ñu defal la ko ci liggéeyu jumaa te jumaa nag ku ci sa dërëm dugg xamal ne am nga denc bu wóor am nga fret boo xam ne fretal nañ la ko mu jiitu la te foofu loola rek moo fa am njariñ dañuy wax ne ñett boo ko bàyyee ci dëkk nga tabax jumaa wala nga tabax jàkka wala nga bënnëb teen wala nga def benn garab jóge fi nit ñi di ci féexlu ci ron garab ga rek dalay fekk ëllëg yow mal xiyaam di la jariñ kon nag ñi ngi soññi ñëpp ci bisu Cheikh Souhaïbou boobu muy juróomi fan ci weeru koor wi lépp luñ ci dajale dañ koy yóbbu ci kër fi jullikaay bee ñuy liggéey ci kër Serigne Touba gi nit ñi dafa jaamu yàlla te loola yool ba dalay jiitu fa nga nekk jamono yoo demee fekk ko fa loolu mooy denc bi gën a wóor nga xam ne boo ko dencee doo perte kon ñu ngi ciy woo ñëpp di ci siyaare ñëpp nag di ci tàll loxo ñëpp di ci soññi jàngkatu alxuraan yi jotoon naa ndigal ñu ne sëñ Mor Amar ñu ngi la ciy soññi bu baax a baax a baax ak képp koo xam ne wëlëre nga may itam képp koo xam ne sama nit nga wëlëre nga yaakaar nga Cheikh Souhaïbou lépp loo ci man na nga ko def yóbbu ko ca Sare wala nga yóbbu ko ca Fawzeyni wala nga jox ko Boubacar Diallo wala Ousseynou Diop wala képp ku bokk ci daayira bi rek lu ngeen ko jox danañ ko yóbbu sëñ Baara Jaxate mi ngi fi kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant soxna Ndey tey am nañu programme am nañu doon saaga Baba Aydara léegi xam naa ne dama leen di wax rek ñu naan tuuti wut suukar def ci ndox tuuti naan ko wala ñu fay seeni rajo bañ a déglu émission bi parce que am nañ gan guy ñëw goo xam ne dina wax lu mel ne li Baba doon wax te dina leen indil surprise boo xam ne bëgg naa ñëpp déglu ko parce que sénégalais yi la concerné mbirum sénégalais yi la du mbirum parti du mbirum société civile du mbirum kenn mbirum sénégalais yi la bi ci delli soxna Ndey Taala Njaay xasaayit ni ci kër Sëñ Tuubaa gi ñëpp xam ko dafa am dëkku nijaayam boo xam dëkk ba dafa lakk dugal nañ ko ci WhatsApp yi dëkk ba dafa lakk ba jeex sëñ Taala nag mi ngi koy yëgal ñëpp parce que waa dëkk ba soxla nañoo taxawali néeg soxla nañ yére yu sol soxla nañ luñ dunde bépp jullit bu ko dégg defkat lu baax yi ne ci dëkk bi lépp lu ci waaye mën a yëkkati na ko yëkkati dem teg ko ci loxol Taala Njaay ñu yónnee ko ci waa dëkk ba ma ngi ci wetu Daaru Musti dafa tàkk ba jeex mi ngi nii ci sama téléphone man naa leen ko woon dafa tàkk ba def dóom amatuñuy néeg amatuñ yére yuñ sol amatuñ luñ dunde te loolu liggéeyal yàlla la kon ñu ngi ciy soññi ñëpp di ko tali ci suñu bopp nag di ci soññi bépp jullit kon soxna Ndey ma bàyyi la nga dugg ba ci kanam. jërëjëf sëñ Souhaïbou Amar loolu doy na waa trop di wax ni loolu ñu ngi leen di mastaw di wax ni loolu war na nekk soxla ñëpp nekk suñu problème ñun ñëpp pour kenn ku nekk foo mënti nekk te ngay déglu rajo bi pour loo ci am pour jàppale waa village boobu. nañ ci jóg ñu taxaw ko xanaa dinañu fondation Se Servir. fondation Servir day xam nga ñoom ñu leen xaw a contre ñu ne duñ la defal dara. ñun defuñu ngir yàlla. ñun nag fondation Se Servir laa wax de waxuma pour servir le Sénégal fondation Se Servir. maanaam koo xam ne boppam lay jëriñ. waaw loolu amul njëriñ ci biir réew ma. amul njëriñ voilà di wax ni rek comme li nga wax léegi rek sëñ Souhaïbou Amar di wax ni auditeurs yi namoon nañ leen nag tey moom dinañ leen defal émission bu tàng jër. damaa bëgg nag bu kenn nelaw nañu yeewu comme ubbi waat nañu ndox ma war a sàppale waat xërëm yi. waaw pour comme ñu ngi jëm ci élection. def naa ni loolu luñ leen ci may tuuti la di wax ni nag sëñ Souhaïbou Amar Baba doon na wax lu am solo. mais xam nga fii ñu nekk ni ci réew mi président bi ne fii dafa am moo bu mu jóg jagleel ko li nga xamante ni mooy Afrique dafa am wax joo xam ne daf ko wax ko Afrique. ñu ku si nekk jóg di ci yàbbi di ci wax di ko naqarlu mais yaakaar naa ne la mu wax c'est pas le pays mais des personnages de merde moo am Sénégal il faut que ñu wax ji gis nga wax doo ko ragal nit boo amee fit bay taxaw di wax yenn da ngay ñemee engagé wu jàkkaarloo li nga xam ne mooy dëgg gi nekk sa kanam gis nga dëgg ñi ko ñemee barewul de te dëgg kaani la kooku sotti mu taxoñu dëgg du neex de du neex da lay tànqal ci say nopp boo koy wax nit ki mu xam ne dëgg ko yow da koy tànqal mais yaakaar naa ni nit ku ne war ngaa sàmm mooy lenn li may wax toujours di ko wax di ko yàgg wax mooy sa honneur sa dignité sa dëggu ak sa ngor ñeent yooyu nit dafa war a nekk ci doomi aadama pour ñu mën la considérer comme un être humain ba pare ngay yor xel di réfléchir di analyser luy dëgg ak lu dul dëgg noonu la doomu aadama war a comporter woo mais doomu aadama war a topp nit nee naa topp nit baaxul xam ku ñu war a topp rabbi samaawaat
mi ngi xam ne moo sàkk asamaan sàkk suuf sàkk doomi aadama sàkk dund sàkk dee def naa kuy topp kooku nga war a topp waaye doo fekk ak nit ku mel ni yow fabriqué taxaw nga war koo gëm ba mu jaral la ngay taxaw di wax sa nawle leen yenn yi am na sama benn sœur bu dugg wala mën naa wax sax sama benn doom bu dugg ci rajo bi bu El Hadj Ndaw maa ngi koy dégg mu ne la civilisation civilisation nit ñi dañuy wax civilisation mais ñu ci bëri xamuñu luy civilisation ndax civilisation mooy lan ça se commence en soi-même balaa nga koy yóbbu ci public bi ndax li nga xamante ni yow ñuruwuloo ko doxewoo ko nekkul ci yow loolu boo demee ca public bi doo ko mën a wane kon am na solo loolu nit ñi ñuy contrôler seen bopp self contrôle dafa am solo trop ci nit maanaam kii ñëw di indi information dafay ñëw pour indi ay information jàll leen ko pour ngeen mën ci mën a analyser les informations cela va pas dire que la mu wax da ngeen ci war a d'accord mais yàlla ba bu waxee utiliser leen li ñuy wax your brain ngeen réfléchir xool li ci yenu maanaa ak li ci yenuwul maanaa nga ñëw nga discuter indi say argument mais di ubbi si rajo ñu naan Karim Wade de merde oui Karim Wade de merde pour vous mais ki ngeen war a laaj mooy da ngeen war a laaj seen président de merde muy Macky Sall combien il a encaissé pour le départ de Karim Wade xam nga wax jooju dañ ko war a wax te waxuñu ko dinañ fa ni woon naari dañ ñaata lañu soxla pour ñu jox leen ñu libérer Karim Wade mais xanaa yéen vous êtes stupide ou bien ba ngeen di taxaw wax naan Karim Wade waaje biir Sénégal jàpp ko tëj c'est Macky Sall qui va se retrouver en prison mais pas Karim Wade naka la libérer Karim Wade est-ce que wax na leen ko est-ce que gis ngeen ay signature est-ce que gis ngeen dossier yi mu def li mu def moom contrat am diggante moom ak naar yi est-ce que gis ngeen ko ak Qatar nit booy wax wala ngay juger da ngay wax ci lu la wóor te ñun la plupart d'entre nous duñu wax lu ñu leer duñu wax lu ñu wóor dañuy wax par parlo jël du n'importe quoi di ko wax ci gannaaw nit te leerul la wóorul la xamuloo ci dara quand même il faut être ignorant pour gëm yenn wax yi wala pour topp nit wala pour défendre nit défendre ko pour lan pour se faire voir wala pour se faire connaître loolu amul sens nit bul soxla nit xam la jëfal jëf joo xamante ne say jëf mooy resté loolu moo am solo ci àdduna mais damay tàntal nit ki sa nawle amoo loo koy tàntal ndax Macky Sall place bu mu ne jommul kenn ah ku mu mënti doon bu yàlla tuddee tey ji nga conquérir ak Macky Sall boo naree toog foofu da nga fay toog nit nag mais fu loolu pour nga am ko da ngay gëm sa bopp gëm-gëm lu am solo la li ngeen bañ ñu di ko waxtaane dinañ ko waxtaane tey dinañ ko waxtaane suba ba ginnaaw suba ba liñ ci góobee ñu gar ko ndax Macky Sall moomul réew mi yéen ñi taxaw di ko défendre ci loo xamante ni yéen xamu leen ci dara moomu leen réew mi parce que ay vous êtes minoritaire du yéen a moom réew mi tey jii est-ce que gën ngeen taxaw défendre injustice bi Macky Sall def biir Sénégal ñëw muy yore caabi kasoon di tëj ak tëj ji est-ce que défendre ngeen loolu tey jii ñi nga xam ne ñu ngi sàcc alalu réew mi ànd ak Macky Sall tëdd ci OFNAC wax rapport IGE yi wax est-ce que loolu wax ngeen ci pourquoi Macky Sall woowul ñooñu affaire tracteur yi surfacturation bi yéen ñi ànd ak Macky Sall lu tax interpellé wu leen Macky Sall mu ñëw wax ci loolu kon ngeen bëggu leen Sénégalais yéen a ngeen a yëpp Sénégalais yi vous vous appelez des Sénégalais mais du ngeen ay Sénégalais ndax bu ñu demee ba ci biir ngeen gis loolu yëpp muy dox ci réew mi grève enseignants yi grève xale yi nga xam ne dañu leen jël blessé leen ñu am ay blessures graves est-ce que génn ngeen wax ci ndox mii nag ñu dem tojati suñu tuyoo bi Kër Momar Sarr. waaw foofu ndey. war a sàppali li nga xamante ni mooy. dafa mel ne doguma la mais dafa mel ne kon xale yi ñu doon liggéey xëy na liñ ci doon liggéey moo pare dañu war ko yóbbu léegi. sacrifice waaw. mais ñun ban Sénégal la ñu ne
avec ça ngeen kenn du wax ku wax Macky Sall wala Marème Faye Sall ngeen génn saaga parce que amul leen ay argument gis nga Sénégal la fa ne ñoo ko moom benn nit moomu ko Macky Sall day ñëw def mission la ñoo ne mission day jeex day abale moo xam ci ni muy abalee rafet na wala rafetul na moom fa mu jaar ñam kaso moom 24 heures 48 heures moom il faut ñëpp ko garde à vue kon sëñ Soué bu am. kon ñu jàllale benn suble rek soog a ñëw ci invité bi xam naa ne fi mu ne xale yi déggatoo benn xale bu ñu liquité fi mu ne. sama gars yi dinaa leen lu dàq neex de dugal ci Carrefour d'Afrique mi nekk ci 230 Ouest 106e street diggante 7 ak 8 loo bëgg ci xeetu cosmétique am na fa. li dàq neex nag mooy jënd ba noppi yenu génn di wut ku la ko yóbbul loolu moom jeex na yàlla ak njàmbur shipping ma ca biir place ba. ak njàmbur shipping loo am ci bagage mu yàkkamti jox ko ndax next day la koy defal say bëgg jot ci bu ñu demee ca Médina rue 15 angle 6 laajte Lamine Mbaye ci 77 981 00 75 ba astu ci 77 412 20 89 mbokk yi woo leen Modou Fall ci 646 427 11 23 di ngeen xam ne moo di si gor ndax yéen jàpp te bàyyi Modou ne du ngeen ko mënal de ndax fu ngeen kupp mu fay leen bu weesoo sa bagage yi yàkkamti ñu yóbbu la ko next day lépp la loo yor muy lu diis ba lu rëy joxal njàmbur shipping ndax lii di conteneur ñoo ci man gaaw nañu yomb nañu te bu yegg sepparu Ndakaaru daal di génn nga jot say bagage xanaa lee dax neex njàmbur shipping mi nekk ci biir Carrefour d'Afrique 230 Ouest 106e street diggante 7 ak 8 nee na ku ci am lu nekk Sénégal te bëgg mu ñëw Amérique demal ci rue 15 angle 6 ci Médina Ndakaaru gisee ak Lamine Mbaye 77 981 00 75 ba asu 77 412 20 89 mbokk yi woo leen Modou Fall ci 646 427 11 23 wala 646 467 48 89 ba ngeen dem ci 230 Ouest 116e street diggante 7 ak 8 ci biir Carrefour d'Afrique foofee ci biir foofee fekk baax foofee la ndongal daaru muxti li nekk muy njàmbur shipping ci biir Carrefour d'Afrique. waaw kon sëñ Modou Fall nga gars yi ku yor luy dem wala luy ñëw rek nga daal di dem ci diggante 7 ak 8 ci 230 soo fa fekkul Modou Fall da nga fa fekk di nga fa fekk Mori xam naa ne waaw wuude maa ngi ci studio bi sama doomu xarit dafa faatu ñu di ko wax Talla Seck ci Dakar sama xaritu benn bakkan ku ñuy wax Baye Gueye moo ko jur maa ngi sàkku nag ci jullit yëpp ñu fu waay toll na ma ko jàngal Fatiha ak fukki Ixlaas ak benn ñaanal ko yàlla sama borom xare ko àjjana kon fu jullit ne rek maa ngi ko koy wax jërëjëf wuude jërëjëf yàlla na ko yàlla yërëm waaw sëñ Soué bu Amar waaw tey ji góor tey gis naa ni am na benn arrestation bu amoon ci auto à péage bi loolu tam foog ñu wax ci tuuti ñi nga xam ne dañ dem woon pour rendre hommage ñi nga xamante ni ñoo décédé foofu ci ñoo gaañu ci autoroute bi mais bi ma xoolee dama gis dafa mel ni dafa amoon arrestation gis ni dañ fa ñëw sur place y avait Cheikh Yérim Seck ak ñeneen mais en fait la moo waral arrestation boobu. waaw xam nga souvent soo ko waxee gars yi dañu yaakaar ne da ngay sànni xeer wala dara mais bu ñu xoolee par exemple contexte bi ni muy demee Sénégal man dama jàpp ne nous avons un régime policier. parce que régime policier bokkul ak régime démocratique. déedéet bokkul ak régime semi-démocratique parce que lii moom nekkatul par exemple nit ñi ñu ngi exercer seen droit civique et citoyen ou bien liberté individuelle et fondamentale. parce que su fekkee par exemple Cheikh Yérim Seck moom Dakaractu. l'ancien capitaine Mamadou Dieye war fa def émission ñu arrêté ko. arrêté Cheikh Yérim Seck ñu ne déjà waay Papis Mballo bi décédé bi tax gars yi doon dem def hommage jàpp son petit frère. mais man mënutuma comprendre parce que au-delà par exemple de l'État au-delà de la sacralité de l'État au-delà de la République su nekkee ne par exemple nit ki amatul par exemple fu mu exercer ses droits citoyens. pour man nekkatuñu dans une république. mais kii la ñu am régime dictatorial la ñu am parce que. c'est-à-dire boo waxee régime dictatorial. dañu naan kii il a le trop vite en besogne te ñun xam nañ ne lii raam suñu ñàkk. mais c'est l'État li xew yooyu yëpp c'est l'État qui est responsable c'est l'État. un État policier. xam nga policier pratiquement ñu ngi koy exercer sorewul ak dictature. mais c'est la même chose. góor mais il faut ngay qualifier. non xoolal c'est-à-dire xam nga luy wax gi mooy li ma wax gis nga wax dañ koy wax ni mu ñëwee jël ko teg ko ci digg bi wax ko
liñ fi jàddal amu fi l'état policier wak état dictatorial la ñu am parce que ak ñooñu dañu am chef seen chef que leen chef c'est l'état la police gendarmerie militaire c'est l'état donc mënuñu fee wax leneen loo xamante du état moo leen couvrir kon dama la bëgg expliquer mooy dañu ne maanaam que le Sénégalais amatuloo droit de manifester li nga xamante ni mooy sa mécontentement loolu bu amul ci dëkk. xam nga mën nañu wax ne par exemple. état dictateur la ñu am. waaw mais bu boobaa yow génnoo ci man génnuma ci Alane Ndao génnu ci. mais xam nga kan ma état. waaw mais c'est nous. ah merci. kon man mais l'état c'est nous. voilà su may jéem wax par exemple un état policier mooy foofu. man maa ngi mettre en mal l'exercice de la police. que dañu jot ordre jotuñu ordre loolu ñëpp xam ne muy demee. parce que ñëpp xam ne hiérarchisation moo am. mais xam nga lan la ñu bañ seulement dañu bañ. par exemple gars yi jàpp ne on est là pour par exemple dire des choses yoo xam ne maîtriser ñu ko man foofu laay waxee quoi. waaw salaamaaleykum sëñ Clédor. voilà ñu. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay nuyu. di la dalal fii ci sunu Afrique ci 1 heure de temps bi nga xam ne PDS am na ko fii. di ko bokk ak sénégalais yi diaspora bi di indi li nga xam ne moo xew ci réew ma ma bàyyi li nga nuyoog soxna Ndeye Fall El Hadj Ndaw ak Gora ak militants yi ak militantes yi ak sénégalais yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Ndeye Fall Gora maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa rajo bi ak ñi déglu ñëpp. El Hadj Ndaw waaw. maa ngi leen di nuyu di leen ziar waa El Hadj Ndaw maa ngi doon jéggi maa ngi jégalu nuyoo bi daal teg naa ko sa loxo sëñ Amar nga jotali mu ko ñi déglu ñëpp incha allah. waaw tey Clédor xam naa ne dama lay laaj tey dafa am loo xam ne mi ngi waaj a xew Sénégal. te am na loo ma ci jotoon a wax ci ginnaaw. muy li ñuy wax sa wax moom jalum muus la boo waxee rek daj. tey nag président bi dafa mel ne dafa woo askan wi. te ma gis nga di ci dox ay jéego yu méttee métti di ci leeral askan wi li muy woote ak nax yi mu bëgg a nax askan wi moo tax tey ñu indiwaat la fii nga am loo def ci boppi Sénégal yi ni fii nga xam ne réew ma noo ko moom te lay bale ci suuf yi noo ko moom sunum koom la nun Sénégal yi noo ko moom. waaw ma bàyyi la ak soxna Ndeye bu fekkee am na lu mu la war a introsé mu introsé la ko bala ñëw dugg ci laaj bi ak leeral yi. asalaamaaleykum ma fa Clédor maa ngi lay nuyu. waaw monsieur maa ngi lay fay maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. di wax ni rek dañuy am contenté te lool pour indi la fii ci studio bi. parce que yaakaar naa ni mooy li ma wax di nga ñu leeralal askan bi loo xamante ni dina neex a dégg. te am na ñu ci bari ci émission bi passé def nañu ay répliques. demandé waat sa présence pour ñu indiwaat la parce que franchement wax nga fi loo xamante ni ñoom jàng nañ ci lu bare loo xam ne xamuñu ko woon te yaakaar naa ne émission bi loolu rek lay jëriñ fi émission pour ñu leeral lépp loo xamante ni mi ngi dox bi Sénégal ak lépp loo xamante ni askan bi moo ko moom ñu war ko état war ko aar war ko protéger te ñu gis ñu suñu état nu muy doxee actuellement ni doxul ci li nga xamante ni moo jëm ci intérêt askan bi ñu war a taxawal li nga xamante ne mooy askan bi parce que askan boo xamante ne amul doole askan boo xamante ne dafa néew di doole yaakaar naa ni soxla na ak taxawaay. di wax ni Clédor le président Macky Sall ñu ngi gis ni mi ngi woote benn dialogue te dialogue boobu daf ko woote ngir ñu waxtaane li nga xamante ni mooy contrat wu pétrole yi. te yaakaar naa ne est-ce que dialogue bi si moment bi nga xamante ni signé na ay contrat wam ba pare ci la ñu war a ñëw ñu wax wala waxtaan bi dafa waroon a am avant contrat yi te ci biir loolu sax dafa am lu ma jaaxal lu leerul trop ci sama dégg-dégg nga xamante ni mi ngi ma xaw a tànqal maanaam que naka nga mënee signé contrat yi ak ay compagnie ba pare. nga ëlbatiku waat di woo sénégalais yi ni leen dama bëgg ñu ñëw ñu toog ñu jàmbartaat li nga xamante ni mooy contrat yi nga xam ne intérêt Sénégal la intérêt askan bi la pour ñu waxtaan est-ce que loolu yéexul c'est pas trop tard. waaw jërëjëf soxna si jërëjëf sëñ Amar wax ji dara la ci yellool maanaam parce que président bu bëggee réviser ay contrat lu askan bi
moo koy réviser moom moo yor suñu signature moom lañu jox suñu baat suñu kàddu jox ko suñu trésor jox ko lépp loo xam ni moom la Sénégal am kon moom am na jumtuwaay yëpp pour exercer souveraineté Sénégal parce que moom moo toogal Sénégal kon soxlawul concerté wu ak peuple bi pour réviser contrat boo xam ni moom ba mu koy signé xamoon na ni baaxul xanaa mu ngi koy doog a xam loolu dafa logique parce que yow yaa signé léegi boo demee ba woote naan nañu xoolaat li ma signé yow nangu nga ni li nga def baaxul kooku muy benn mais li mu ci jublu mooy lax askan bi dafa am lu ñu nisal lu ñu bëgg a def bëgg ko layalee caution populaire parce que am na loo xam ni xel daf ko nanguwul man ci fan yële dama bindoon benn lettre ouverte chef de l'État xamal ko ni ko parmi plusieurs points décidé nga ci fa coobare yow kenn ñu dangay teq lenn ci li ñu pétrole beeg gaz yi war a indi dugal ko ci kees boo xam ne yow ak say nit yéen a koy seq te loolu règle ak principe budgétaire mayewu ko parce que loolu ci wàllu droit la droit économique mayewul lenn ci recette wala dépense bañ a nekk ci gafaga réew mi bañ a dugg ci budget bi lépp loo xam ne luy dugg la ci recette moo xam da nga ko leb moo xam da nga ko percevoir ci say impôt say revenu dafa war a dugg ci budget bi njëkk même buy génn sax muy doog génn loolu donc yoon mayoo ko da ci doon attirer attention ak attention ñëpp loolu la nas depuis 2016 lañ ko bindal projet de loi bu koy may mu jël lenn ci suñu revenu pétrolier ak gaz yi dugal ko ci keesam googu fond boobu beneen xaaj mu dépensoo ko def ko dépense de fonctionnement ba ca des ñu liggéeyal ci Sénégal ñetti nar yooyu la nar suñu alal li may wax nag dama bëgg ñëpp di ci bàyyi xel parce que maa ngi koy wax man maa ngi fii Sénégal comme ni ma doon wax keroog kenn weddiwu ma kenn woowu ma te gis na ni ñu gaawee ci yooyu te newoon nañ fi boutique bu fi mayetuñu kenn mu wax ci mbirum pétrole wala gaz te amu ci xam-xam du ci expert te man boobu ba léegi maa ngi wax ñoom ñu mel ni dégguñu ma dégg nañ la kay ñu mel ni dégguñu ma te maa ngi wax di tuumaal Macky Sall parce que loolu sax la dul tuuma parce que bu doon tuuma kon jël si nañ ñu bind ko wax ko waxate ko ni ko li nga nar lii la di ko indil détail ca lu mu nar parce que ci ñoom kenn mënu ko weddi kenn mënu ci tontu kenn mënul yëngu ndax dëgg mooy doole dëgg boobu laa leen di tegal te duñ ko dindi te incha allah laa ci indi ay firnde mu leer askant yëpp kon loolu moom lay waajal pour ñu votel ko projet de loi boo xam ne da koy jox da koy may mu am lenn lu mu téq ci suñu pétrole ak suñu gaz dugal ko ci benn fonds boo xam ne dañu changer conseil d'administration bi dugal ci assemblée nationale bu Moustapha Niasse dugal ci HCCT bu Ousmane Tanor Dieng ak conseil économique environnemental social et environnemental bu Aminata Tall waaw ñetti institution yooyu dañ cay am ndaw comme nañu amee ndaw déjà ci COS Petrogaz en plus de waa gouvernement bi ñooñu ñu fekk fond boobu
te fonds boobu dama doon tudd fonds rek mais j'ai lâché le morceau. C'est le fonds 6. Fonds souverain d'investissement stratégique. Fonds souverain d'investissement stratégique. ay mbokkam ñoo fa nekk. ay mbokk président Macky Sall. ay mbokkam ñoo fa nekk. ñoo seq affaire bi. ay mbokkam lañ fa fal. seen organigramme yor nañ ko. seen ay statut yor nañ ko. te fonds 6 ci ay attribution bokk na ci mën na jaay ay actifs. maanaam bu ñu amee 10% ci suñu pétrole mën na ci jaay lenn. mën na ci tayle lenn hypothèque. mën na ci gagé xam nga lu ñuy waxee gagé. waaw mooy tayle. tayle waaw mooy tayle. parce que waaw. tayle. mën na gagé mën na hypothèque mën na cédé. ay actifs. mën na financer ay projets. bu noppi mën na leble xaalis. te wax naa ci benn vidéo bi président Macky Sall ci boppam moo wax te dinaa leen ko tegal fi mu ko waxee. ni kees boobu état sax mën na ci leb yeneen nit sax mën nañ ci leb ci ay conditions yu gën a woyof. alors man am naa benn question relance foofu. moo ko wax biir palais. waaw maa ngi déglu. waaw continuer. moo ko wax biir palais. non moo ko wax biir palais. te dinaa leen tegal fa mu ko waxee. loolu lañ bëgg dégg. parce que du ko weddi. parce que rajo Canada bi. ak sama vidéo yi day topp ci noppam. xam naa nag ñu may xaar. pour ma génnee samay firnde. te incha allah dinaa ko génne. waaw parce que man dëgg rek laa gëm. loolu moo am solo nag. maa ngi déglu question bi. voilà man dama am problème ak li nga expliqué yëpp que ne fonds 6 mun na ko def. est-ce que fonds 6 bu ñu xoolee banque la spécialement ou bien agence la wala dafa boole rôle banque ak agence parce que man mosuma gis par exemple benn structure bu am possibilité yi nga wax fii yëpp. problème vraiment j'ai un problème man pour comprendre. très bien. man dinaa publier statut fonds 6. fonds 6 du banque en fait. benn fonds rek la. d'abord lan mooy fonds souverain. fonds souverain dafa bëriwul ci àddina. pays arabe yi pays du golfe yi. ñoom ñoo créé sax fonds souverain bëriwul ñu am. parce que dañu bëri liquidité ba nga xam ni dafa am lenn loo xam ni dañ koy denc extérieur ñu leen koy investir pour génération future yi. parce que ñoom seen aajo yëpp faju na ba nga xam ne dañoo am ba mu ëpp li ëpp ñu tas ko ci monde bi pour ñu koy fructifier xaalis bi di jur daal pour ëllëg ñuy ñëw jëriñoo loolu parce que ña fa ne am nañu lu leen doy ci koom-koom ci lépp kon Sénégal naka la mën a amee fonds souverain. muy mel ni émergence bi ñuy wax te pays émergents yi ñu ngi ciy lim ay Brésil ay Russie ay Chine. ay Inde ñooñu ñooy pays émergents. mais Sénégal émergence dañ ko def waaye te xamuñu lan mooy critère d' émergence donc ñun dañuy yomb kër léegi fonds 6 boobu du banque c' est une bonne question. structure rek la léegi alal ji fu muy nekk liquidité bi fu muy nekk du trésor. caisse de dépôt et consignation sur alal di nekk. c'est la banque de l'État. voilà. mooy bu Alioune Sall bi. bi Alioune Sall uuf. waaw bi mu uuf. caisse boobu. xam nga liquidité Sénégal newul trésor. la banque de l'État c'est la caisse de dépôt et consignation parce que même les banques normales. dafa am lu ñuy wax compte de tiers. c'est-à-dire boo déposé xaalis banque. nga déposé fa 1 million. soxla woo ko ngay roppat par 50 000 gis nga xaalis boobu banque légale yëpp. ak caisse d'épargne yi compte de dépôt à terme yooyu yëpp.
liquidité yi mais soxna si du nekk banque caisse de dépôt et consignation lay nekk te caisse boobu tamit dafay financer ay projets ay projets immobiliers day financer ay collectivités locales dafay def ay placements léegi caisse boobu ci la suñu revenu yi di dugg ci rakk loxo mag waaw moom voilà moom mu jël rakkam def ko foofu du amul benn notion en haute finance alors que ñun on regorge de cadre de la haute finance yoo xam ne am nañu ay 30 ans d'expérience ay inspecteurs ñu ngi fi ay ñoo xam ne finance lañu jàng A ba Z Aliou Sall ban mais Sénégal dafa mel ni nit ñi dañuy nelaw koy effectivement dañuy nelaw moom mooy li ma doon wax léegi journaliste la te xëy na soxna Awa ak ñoom sowaay bu rek ñoo mës a livre mu bind alors mais yéen rek mën a lire xanaa lu mu bind ma sax lire benn article bu mu bind neneen journaliste am sax man awma ci firnde amoo ci certitude wanewul expertise am en tant que li mu wuyoo ni loolu la def formation léegi yow ñu dénk la loo xam ne mooy aaru askan bi tu te rends compte maa ngi wax foofu il paraît que sax moom dafa doon demander augmentation de salaire mais xam nga dafa am loo xam ne ci nit ki lay nekk mooy li ma doon wax sànq ci nit gis nga soxna Awa Ndeye nit dafay soxna Ndeye dama am sama xel bu tudd Ndeye Awa waaw xam naa nit gor lay doylu soxna si yow buñ la joxoon juróomi salaire yow nga am 25% Sahel aviation yor mairie Guédiawaye nekk Petrotim ñu jox la suñu 90% actif nga jaay ko 60+30 nekk ci lu ne am agence immobilière ñu jox la caisse de dépôt et consignation ak banque de Dakar nekk administrateur foofu laa doon mujjee nekk administrateur banque léegi yow nga ni loolu doy la nañ la doubleel salaire nañ la defal augmentation de salaire kooku ak goree ji la baadoo la nga ne ak goree mu ngi mel ni magam bi nga xam ne jox nañ ko palais mu ni dafa bëgg beneen jox ko building administratif wetu palais pour mu def ay conseil des ministres mu ni dafay tabax beneen dem jam ñaade alors que mais man je comprends pas cette famille léegi pour revenir sur suñu sujet caisse de dépôt et consignation naka lañ ko mën a joxe l'administrateur d'une banque moom il a une banque ñu jox ko suñu caisse mais Sénégal mais ana waa Sénégal dañuy nelaw où sont nos hommes politiques où est la société civile ñi fi nekkoon di défendre intérêt askan bi ana ñu mais lii naka la ko mën nit di seetaane te kenn du ci wax jënd nañ jaay nañu seeni ngor léegi damay bañ a hors sujet trop parce que kooku man maa ngi leen di préparer vidéo ci leeral pour expliquer dëgg-dëgg lan mooy caisse de dépôt et consignation ak lan mooy rôle parce que fii li ci am dafa jéggi dayoo donc li ñuy dund nii beneen épisode feuilleton Petro-Tim la xam ngeen président bi mu signalé rakkam ñaari décret yooyu mu ngi prêter serment avril mai juin 19 juin mu signé ñaari décret 2012/596 2012/596 joxe Kayar ak Saint-Louis jox ko Aliou Sall ak Franck Timis 2 mois seulement après 21 jours après ci la ñu créé Petro-Tim Sénégal ñu transféré ko 90% des actifs mu jaay Cosmos 60 te 30 bu yàggul la lâché 30 dafa coow li bëri na mais de toute façon ñoom ñoo ko jaay ci seen loxo la jaar justement pour Kayar boobu ñu kii bi Clédor fi nga daanee noonu ci Kayar boobu nga xam ne moom la jox Franck Timis ak rakk ji ci Kayar boobu la nangu ci Franck Timis mu jox ko ñi nga xamante ni mooy tubaab yi donc mu am loo xamante ni non du Kayar yaa ngi du Kayar la nangu c'est-à-dire avant Kayar
Franck Timis dañ ko joxoon beneen bloc. ci jamonoy Ablaye Wade. bloc bu Rufisque lañ ko joxoon. boobu Rufisque lañ ko deep offshore. ok boobu lañu jël ci Franck Timis. jox ko Total. ok mais ñoom ñaar sax ñu ngi ci yoon. te gis nga bu ñu laalee suñu 10%. mais loolu effectivement ci loolu laa doon jëm si. bu ñu laalee suñu 10%. Macky Sall dafa bëgg a jël si 10% yi jox ko ci 5%. Baba wax na ko ñoom ñu ngi négocier loolu génnagul. jëlagul. mais ci loolu la ñuy négocier parce que foofu rek la mën a laal parce que Total nee nañu 90% mi du fen. au nom de quoi alors que Moustapha Niasse lañ ko jox fële Casamance 90% am te moom 85% la am. xam nga ni Moustapha Niasse nañ ko bloqué Casamance. Moustapha Niasse si boppam. mais Clédor. Moustapha Niasse est-ce que Kaolack dégg lu mu wax. est-ce que Macky Sall dafa gun na loo xam ne mun nañ ko qualifier de haute trahison. mais il a fait pour mën ko topp. ak bëri bi ci jiitu. Kaolack xaaral. mooy Petro-Tim. parce que xam nga lan la. Karim Wade xam nga dañu ñëw ñu ko xaalisu naar bi yaa ko moom xaalisu Bibo Bourgi yaa ko moom. mun leen ne moom moo ko bii boo ñëw indi ay acte notarié nii sama alal la nii sama tur ci nekk sama notaire ñu ni baaxul suñu yoon nekku ci Karim moo ko moom. amuñu benn firnde ci base boobu la ñu condamné Karim. waaw léegi mënuñu ni li ñuy jox Aliou Sall Macky Sall ko moom. on peut le dire d'autant plus qu'il est lié à son frère par des décrets yi mu signé. moom dafa bind décret amul enquête affaire bi amul enquête. ok Clédor baal ma tuuti rek parce que dafa am koo xam ne fu mu nekk nii mi ngi crise daal mi ngi commencé di miir bay daanu parce que dafa bëgg a xam ne na bu Kaolack bi Moustapha Niasse da ci am 80% oui ou non parce que fu mu nekk nii loolu mooy kii waaw. non lu Kaolack ma tijji leen parenthèse foofu Casamance. deep offshore Casamance dafa am benn bloc. bu tudd bloc Domflor. kan moo fa am kii kan lañ ko jox. Oryx Petroleum bi nga xam ne Moustapha Niasse actionnaire la ci. moom la Macky Sall octroyé bloc de Domflor. ba muy doog a ñëw en 2012. Moustapha Niasse ba muy présider sa première séance assemblée nationale doon jooy. woon ay jooyu na xar. bànneex la. voilà. donc foofu li tax mu am 85%. parce que dafa frontière ak Guinée-Bissau. te dans les années 80 ñu amoon ci litige ak Guinée-Bissau l'histoire du 14e parallèle xam naa dina am ñu ko fàttaliku. ba Abdou Diouf demoon ci cour internationale d'AE. ñu àtte jox Sénégal dëgg bi foofu c'est dans les eaux sénégalaises. ba fi la pétrole feeñee la amoon léegi problème. léegi Abdou Diouf ci bëgg a jàmmam parce que problème Casamance dafa la nekkoon aussi parce que dañu daan dem Guinée-Bissau di fa def base. mu daal di am lu mu sédd Guinée-Bissau pour jàmm am. donc noonu la ñu yëkkatee 5% jox Guinée-Bissau ñun suñu 10% bañ a xel. moo tax Oryx am 85% en phase d'exploration mais bu demee en phase d'exploitation 80% lay am parce que day dolli 2,5 Sénégal 2,5 Guinée-Bissau. yooyu ay contrats yu ma téye la mais kon yëpp mën naa ko publier bu ñu ma téye. mais wax naa ko ay yoon mais les gens mais Clédor c'est-à-dire man benn problème laa am mooy lii nga ñu wax ni naka ngeen ko mën a exploiter pour yóbbu ko ci nga xam ne mooy askan bi ñu expliquer leen ba ñu mën a comprendre lan la mooy dox ci parce que man actuellement dafa mel ni askan bi dañuy nelaw xamuñu lu xew. xam nga soxna Awa. waaw man li ma am pour wax. xejul ci émission. déedéet xejul ci dara. déedéet man temps boo ma jox. di nga dem ba xeeb ko. dëgg la parce que ni muy dawee dafay gaaw parce que. kàddu bu ne. lu nit musul a dégg la saa yi moo waxee noppal dalu. te pourtant ay réalité la. ay réalité la donc ñun dinañ ci def travail de communication ñun prévision gi li askan parce que tëj nañu suñu site internet. xëy na doole gi moo bëreegul visibilité bi moo bëreegul. parce que homme politique yi ñoom la ñuy invité ci plateau yi ñuy joxe seen point de vue. donc mais dinañu def liggéey bi ñu war. li ñu mën daal pour dindi ci askan bi. ñun dinañ ko def incha allah parce que. ñu nekk ñu di wax kese nag dañuy yor ay documents moo tax ñu ñuy bàyyi ñu wax.
parce que dañu tere woon ko fi wax ci pétrole ci gaz parce que ne woon nañu may ci kenn mu ci wax. te man li may wax man j'accuse en parlant te ñi may waxal ñu ngi may dégg parce que mënuñu yëngatu parce que xam nañ ni lu leer laay wax. waa Clédor xam nañu lu leer laay wax. oui. léegi xam naa 10 minutes yi dañuy may gars yi ñu dugg ko am question bu muy laaj mais man bi ma lay laaj dafa am benn compagnie bu mu dégg nga di ko wax ne Dictionnaire moo ko moom ak Booz. Halliburton waaw ma dégg li nga ciy wax dafa dalul sama xel daal dafa ma xaw a tiital tuuti. rapidement rek Halliburton compagnie américaine la. boo xam ne. dafa bëri yu muy def. dafay def deep water drilling day gas ci en eau profonde c'est l'un des meilleurs ñoom ak Petrobras. dafay def donc prestation ci opération pétrolière. moom mooy premier fournisseur armée américaine en matériel. dafay def lu bëri. dafa am benn filiale bu tudd Kellogg Brown and Root. filiale boobu dafa am aussi benn armée privée. SMP société militaire privée. maanaam ay mercenaires ay anciens GIs ak ay anciens de la CIA xam ne amuñu sax ay numéro la ñu am. ñoom dañuy def ay opération militaire Irak ñoom ñoo doon protéger armée irakienne ñoom ñoo fa rey ay naaj yu bëri ñoo doon protéger champs pétroliers yeeg yooyu tout ça ay mercenaires lañu yoo xam ne. ñoom la États-Unis di utiliser pour def yenn exactions yi parce que armée bu defee crime de guerre militaire bu defee crime de guerre dañ koy traduire cour martiale. alors que ñoom amul benn loi bu leen di tënk ci dara te amuñu moralité parce que il ko Deep Water Horizon yéen États-Unis ngeen nekk plateforme boobu explosé woon en mer te mu amoon marée noire bu BP il y a quelque temps sous Obama Halliburton moo explosé loo plateforme boobu te enquête yi prouvé na ko ba mais congrès mënul dara ci moom donc ñooñu la Macky Sall indi Sénégal ñu ngi fii Thiaroye waaw bu doon nu mu tuddati ay WhatsApp ak yooyu loolu naa leen mën a yónnee ay vidéo ngeen gis. non mas naa gis mas nga ko photo mas naa ko am si vidéo ngeen gis. ils sont là kilomètre Thiaroye ñetti hangar lañu fi am man un jour dama romb rek gis ngeen di Halliburton bi tiens qu'est-ce qu'ils font là ces gens. après ma def ci communication. saa yële la ñuy romb ma gis ñu peinture Halliburton bi. weexal ko juli ko. mais mu ngi transparaître sax ci gannaaw mais fekk na ñu jot a am image yi ba pare donc ñooñu ñu ngi fii. non mais suñ ko lay doon ñu ngi fii pour lan ñu ngi fii pour lan. c'est des barbouzes. non mais attends ils sont plus équipés. non mais attends ils sont là-bas pourquoi ils sont au Sénégal chez nous pourquoi. il faut demander ça. lan moo leen fa indi. il faut demander ça. loolu mooy question bi. loolu man moo ma jaaxal. moo jaaxal ils sont là depuis 2013. waa Clédor am na ku ne ci line bi ñu may ko mu nuyu la rek. il fabrique oui. ñu jël benn auditeur si line bi ba xam. waaw asalaamaaleykum Ajaratu Ndeye. waaleykum salaam sëñ Birima. ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi nuyu excellence Clédor Sène di ko sant di ko gërëm. waaw ñu ngi leen di fay. di lay ñaanal nag fan wu gudd ànd ak wér yàlla la fa la cat. ba combat bi ngay dëkk mbal yéen nu mën koo yeggale ci dara yonent bi comme ligne bi xat na. xam naa dama doon nuyoo rek di la ziare di la félicité. di nuyu waa panel bi yëpp ak waa rajo bi Alaaji Ndaw sooy bu nuñ la fàtte jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. voilà. waaw Clédor. jërëjëf. affaire boobu daal tiital na ñëpp. man xam nga mas nga. léegi ñu may benn auditeur dañuy def recherche. Clédor xaar ñu may benn auditeur mu dugg may ñu jël benn auditeur allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Ndeye man la Cheikh dama am lu ma doon laaj Clédor. mi ngi lay dégg sëñ Cheikh yaa ngi ci biir. waaw man li ma koy laaj ci affaire pour militaire bi nga xam ne dañ koo téye. ndax moom léegi affaire bi moom bi mu démissionné ku ne xam na ne yàgg na te bu fekkee daana defi audio itam ba mu ko commencé def yàgg na
loolu lu tax ñu jëkk ba nëgëri daal xalaatam lu mu ci xalaat lu jëkk ba nëgëri tax ñu doog ko téye wala yoon dafa def ñu wàccee Sénégal ñu téye ko wala yoon da ko mooy mu wax loolu daal lañ bëggoon bu fekkee am na ci question yoo xam ne mën nañ cee lim ci xam-xam màcc lu mu ci mën a leeral. mu leeral ñu daal. jërëjëf sëñ Cheikh temps bi moo ñu tënk ñu wax ni Clédor. waaw. waaw une minute. léegi mbirum capitaine boobu man awma ci vraiment lu ma leer. parce que wu ma wax lu ma leerul. mais li ma dégg mooy dégg naa ñu naan dafa déserté donc ça veut dire que démissionné woon ñii ni moom dafa démissionné moom ci boppam neen dafa démissionné donc xamaguñu lan moo ci leer. mais ce qui est sûr. secret militaire kenn du ko divulgué te état dafa anticiper. pour mu bañ a wax ci mbirum armée parce que loolu tamit du lu yoon affaire armée la. donc léegi loolu ñu ngi koy suivre ba xam. mais de toute façon moom du civil. il est astreint au secret militaire. xëy na loolu moo tax yoon exercé wu ci kawam. mais awma ci lu ma leer nañ comme li ma nekk di leen wax nii. donc pour dellu si ci Halliburton su ngeen damay bëgg jox leen critère de recherche. su ngeen demee internet da ngeen di bu ngeen tapé Halliburton scandale. scandale yi ñu def yëpp. Halliburton scandale kay gaa yaa koy recherche léegi Halliburton. Halliburton HALIBURTON. HALIBURT. Gora. BURTON. ok. waaw léegi ñoom seen armée mu ngi tudd Blackwater. Blackwater comme eau noire. Blackwater. bu ngeen tàppee Halliburton Blackwater di ngeen gis ay façon doomu aadama yu leen yéem yoo xam ne da ngeen di foog ni ci film yi rek la amoon. ñoom ñoo fi nekk fii Sénégal. kon waa ji dafa mel ni dafa pare. pour guerre. lépp lu koy tere am deuxième mandat alalu Sénégal. alalu Sénégal mais dëgg la sax donc woote bi ay naxante la. parce que daaneeluguma ci woote bi dafa am lu xew. temps bi. ci année bii la ñuy exploité gazu Saint-Louis bi. année bii la ñuy exploité Saint-Louis. année bii la ñuy exploité Saint-Louis parce que dañu doon waroon xaar 2021 mais léegi xaaratuñ ko. Clédor bul coupé bu daggee ki peut être line bi. tuuti rek 5 minutes 2018 bi lañ koy exploité moo tax waa yu yàkkam fin du mois war na dugal texte yi. dégg nga. ci contrat bi la. waaw fin du mois war na dugal texte yi. téyel ligne bi ñu jéggi heure bi.